ñoo ngi delluwaat yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant gis ngeen nag Ndaw Rabine bi nga xamante ne bi démarré nañ ko deuxième émission bi nga xam ne Tam Tam Vacances daf ko def fii ci Rufisque en tout cas ma gis nag nekk benn rythme bu nga xamante ne bi faaw nag ñu jàng ko mu am nag vraiment répétition pour ñu mun ko en tout cas dafay wone tout simplement la culture de cette très belle ville bu ñu duppee Tëngéej mbokk yi gis ngeen ne démb nag ñëwoon nañ ci historique bi ak mbir yu bëri yi nga xamante ne bi fii la xewee ci Tëngéej waaye nag dañu koy wéyal parce que nag suñu ne dëkk dañuy wax cosaanam te su neñee cosaanu nag Tëngéej wax dëkk yàlla muy dëkku Lebu mbokk yi dañuy ñëw ci li nga xamante ne bi moom mooy Ndaw Rabine waaye nag ci biir loolu dañuy am aussi ndëpp bi parce que nag loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bi mbokk yi mooy culture bi bu ko defee ci émission Tam Tam RTS 2 waxoon nañ leen ko ne que les fortes sensations cet été c'est vraiment sur la RTS 2 te yaakaar naa ne li ngeen jot a gis mi ngi koy firnde te di leen fàttale nag ne am na yeneen ak yeneen yu nga xamante ne bi dana feeñ ci biir émission bi mbokk yi ñuy kontaan nag ci émission bi war a jàkkaarloog bu ci kaname ak suñu xarit El Hadj Thierno Dramé ñu ñëw nag ci mbirum aar bi dinañ ci ànd aussi ak Maymouna Sy ci benn sujet bu nga xamante ne bi doomu Tëngéej la di liggéey ci lépp lu nga xam ne dafa jëm ci leket mbokk yi dinañu ñëw ak yéen nag ci vive les vacances ànd ci ak code parce que ñu ne nag éducation artistique dafa nekk lu am solo ci tout tànk yi bon plan ak Khady Didi xam nga ne nag ñu ngi woon fële ci Lac Rose aussi Khady dinañu woon daal les bons plans yi fa nekk gastronomie suñu xarit Sophie te dafa ne comme nag ñoo ngi Tëngéej mbokk yi dafa am daal benn recette bu spéciale bu ñu leen di indil muy croquettu mil en tout cas daal ban façon la couscous dinañu ko indil bu ci kanamee ñu ñëw nag vraiment jeexal ak météo waaye gis ngeen troupe bu yanj bi nga xamante ne ñoo ngi sama ginnaaw di woy yu neex di fecc bu neex muy Ndaw Rabine mbokk yi dinañu dellu siwaat waaye tamit am nañu ay artistes parce que sànq maa ngi fi seen monsieur Pape Fall ñooñu ñëpp dinañ fi nekk pour bégal ñu mbokk yi ma dem régie dem rejoindre sama plateau di leen fàttali nag nekk Tam Tam Vacances fii ci Rufisque les fortes sensations cet été ça se passe sur la RTS 2 ñu dem dellu siwaat mbokk yeeg xarit nag yegg si naa fi nga xamante ne bii mooy sunu plateau gis ngeen nag sama ginnaaw vraiment géej gi ku wax Rufisque aussi ne géej ku ne Lebu ne géej gis ngeen sànq Ndaw Rabine bi nga xamante ne bii moom la ñu commencé maa ngi koy baamtuwaat danañ ci ñëwaat waaye nag may am mbégte lool ci sama plateau di recevoir saa su ne El Hadj Thierno Dramé di fàttali nag ne taskatu xibaar la El Hadj Thierno Dramé ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm encore une fois fii ci Tëngéej. maa lay nuyu yaa xam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew nuyu également mbokku téléspectateurs yi ak suñu invité di wax ni ñi ngi continuer rek suñu mission de service public très bien jàng waaye aussi divertir très bien donc moo ñu fi indiwaat voilà alors Thierno li ci am solo tey nag mooy fësal bu baax a baax li nga xamante ne bi mooy surtout nag culture Tëngéej waaw culture Tëngéej mais culture lébu yi en général. Tout à fait. Je ne vais pas risquer de dire que me risquer à dire que lébu yëpp ñoo yem seeni ay mais defe naa ni. ils ont un même dénominateur commun. Ils ont un dénominateur commun mooy ci wetu géej gi la ñuy dund napp la ñuy dundee. ak aussi je pense suñu invité dinañ ci gën a sore. Ndaw Rabine am na gumbe. am na ndëpp. mu nekk ay aada yoo xamante ni c'est spécifique. au Lébu te donc xëy na tey dinañ ci xuus pour que wan ko Sénégalais yi parce que xam nga Sénégal dëkk la boo xam ne dafa bëri waaso mais daf si am ñoo xam ne aussi et puis ku nekk ak sa particularité absolument je pense que ci loolu la ñuy gëstu xam nga ñu ngi woon xuur naar ci naar yi dëgg la gis nañu ñoom ay naax lañu mais yu juddoo Sénégal dëkk fi am seen cosaan yoo xam ne donte ne sax dëkkatuñu Mauritanie mais ñu ngi wéy moom di ko dundee fii Sénégal mais aussi baax na ñu wane sénégalais yi fi nekk ñoom tamit li ñu am ci aada li ñu am ci spécificité pour que ñi jàkkaarloog seen télévision ñu xam lan la alors Thierno li nga wax léegi daf may neex lool parce que fàttali léeg-léeg daf ci am solo parce que am na xale yu nga xamante ne bi ku mel ni sunu maam Fat Seck nga xam ne Tëngéej yëpp xam nañ ko àddina yëpp xam nañ ko wër na àddina di def liggéey ba mu daan def yaakaar naa ne xale yi xëy na xamuñu ko danañ ci ñëw
ñëw waaye muy ndaw daar rabine bi ak lépp lu nga xamante ne bi culture lébu la ñu ciy nuyu nag xale yi nga xamante ne bi ñu ngi à l'étranger di seetaan RTS 2 mbokk yi nag dañuy am mbégte saa su ne parce que nag localité bu ñu am dañu fay am ay invité tey nag ñu am mbégte lool di recevoir monsieur Amadou Sène Niang di conseiller spécial du maire ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax un énorme plaisir en tout cas pour l'équipe de la RTS 2 di la recevoir fii ci quartier bi nga xamante ne bii damay bàyyi nga xaw ko présenter tuuti boo nuyoo ba pare. jërëjëf yaa xam. oui. ñu ngi lay nuyu di nuyu Dramé. di nuyu seen équipe bi yëpp waa RTS 2. ñu ngi fii si Tëngéej. dëkk bu yàgg. dëkk bu màgg. dëkk bu am taarix. dëkk bu am cosaan ak aada. ñu ngi fii si Tëngéej. si dëkku Baye Ibou Sakho. wallaay maam Alaaji Daouda Ndiaye. maam Mbay Baasin Mbay di ay muxaddam. ñu ngi fii si dëkku Ajaratu Xaar Mbay ma jaaga. démb ñëw na neexal na koy. mu neexal émission bi lool. wallaay ñu ngi si dëkku suñu papa Mbay Jacques. dëdduñu daaw si waxtu wi. dëgg la weeru tabaski yàlla na yàlla. amin saral ay yaxam. xare ko àjjana. amin ñu ngi si dëkku Abdoulaye Sadji. dëkku Ngalandu Diouf. wax nañ ci démb. donc ñu ngi fii tey si dëkku Kora Fall. waaw ci Badara fan la ñu Mamaya nekk exactement fii. fii ñu nekk nag mooy Thiawlène. Thiawlène. Thiawlène bokk si penc yi njëkk si Tëngéej. mook ndënku. mook jokkul. mook dàngu. donc penc yi njëkk si Tëngéej. Thiawlène gii si la bokk. mais Thiawlène nekkul woon fii. d'accord Thiawlène mu ngi woon si centre ville bi. ñu ngi ko indi si site bi. en 1905. may rendre hommage waa Thiawlène yëpp. ndax yëg naa ni 2005. fête nañ seen centenaire. très très bien di wax nag ni dëkk bu màgg la. ñu ngi garder seen cosaan si wàll yëpp. ay nit yu baax dëkk fi. mën naa citer ku mel ni le ministre Assall dëkk Marina moom it. nekk président des assises de Rufisque. très bien mën naa fi citer ay mag yu baax. waaw yoo incha allah xamante ni si armeel yi fi ne. fi la suñu mag ñi. tëdd yàlla. xare leen àjjana ñoom ñu ngi leen di nuyu mag ñi di nuyu imam yi ak délégué de quartier yi très nekk bien si dëkk bi yëpp. en tout cas ñu ngi nuyu ñëpp waaye nag mbokk yi di nuyu particulièrement monsieur le maire Daouda Niang parce que nag wax dëgg yàlla accueil bi rafet na te daal vraiment facilité nañu ñëpp au nom de toute l'équipe de la RTS 2 mbokk yi Thierno dañuy dem rek xool yi sujet bi nga xam ne Maïmouna Sy indil nañu ko jëmale ko nag ci benn doomu Rufisque bu nga xamante ne bi day liggéey ci mbirum lekket ñu dem dellu si waat nag mën a yaatal waxtaan bi ak suñu invité ñu dem dellu si waat. fii ci pàkk bi dañ fi nekkoon ak mag yu bëri man 91 laa commencé ñëw fii ci pàkk bi di jënd ay objet d'art di ko yóbbu Europe mais vu que ne mag ñi bi ñu demee xale yi fi des waruñu dem bàyyi leen dañu war a toog ak ñoom ñuy continuer xool nan la ñuy liggéeyee pour mën a dem ci kanam parce que duñu ne dëkk bi metti na rek ku nekk dem toog déedéet dañu war a ñëw toujours suudewu di liggéey. calebasse bi li tax ma tànn ko dafa nekk objet bu naturel yàlla moo ñu ko may naturellement parce que jiwu leket kenn du ko jaay te tey vertu yi nekk ci leket ñun africain ñi ko ci xam ñu ngi koy jëfandikoo ñi ko xamul nag dañu réer loolu moo tax yàlla xiir ma ci leket may liggéey ci leket. dama ciy defar fauteuil bi nga gis ni dama koy liggéey kii table la. kii ay chaise la dama ciy liggéey ay abat-jour dama ciy liggéey ay pochette panier marché dama koy def damay def glacière damay def ay tasse lu ñëw ci xel bi rek dama koy liggéey. lu ma gis ci leket yi rek xam naa lu nekk li mu war a doon waaw te dama gis ne 2 à 3 milliards de francs dafay jóge Mali Burkina di dugg Sénégal ci leket ñu koy jaay di yóbbuwaat xaalis bi. tey ma méttitlu loolu lu tax parce que xale yi nekk di traîner ci mbedd bi bu ñu leen formé woon ci leket bi kon dinañu mën a liggéey leket bi yóbbu ko Amérique wala France waaw ndax tey boo gisee màgget bu rafet ci Sénégal boo ko bëggee gis da ngay dem Fuuta
ndax Fuuta ñoom ñooy bay leket te ci leket la ñuy lekk ci leket la ñuy naane vertu yu nekk ci leket tey képp kuy africain bu fekkonte ne def jëfe nga ko bu boobaa doo jooy dara. Tëngéej moom dañuy wax ne boo ñu ba léegi ni ngeen ñëw fekk ma fii tey ma toog nii di liggéey xam nga tey ni ma la mën a waxee lii taxul ñuy wax atelier bu moderne dañuy wax ne atelier cosaan la rek ñàkk place bu baax moo tax ndax village artisanal tey dañuy wax ne ni mu waroon doxee doxewu ni je suis que ne état bi mu ngi xool nan lay jàppalee artisan yi parce que def nañu benn salon international avant corps bi kooku grande première parce que bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi loolu mu ngi doog a am fii kon dañ koy remercier président de la République ak ñi topp ci ginnaawam nit ki bu la defalee da ngay wax ne jërëjëf parce que gis nga lii muy def nii sa avancement la sa avancement dëkk la waaw loolu dañ koy sargal ci jëfin boobu rafet boobu mu def noonu donc man maa ngi xool bu fekkente ne yàlla def na fête bi passé na dinaa essayer ak kilifa yi nekk Tëngéej ñu xool nan la ñuy defee benn festival d'art en matière de tous les produits artisanaux ci village artisanal pour xool nan la ñuy suqalee suñu art parce que dëkk du dem te amul artisanal. ñoo ngi remercier madame Guèye Maimouna Sy ci reportage boobule muy monsieur As Diop di doomu Tëngéej nga xamante ne bi liggéeyam daf ko jëmale ci mbirum kalbaas xam naa dina ci ñëw waa village Thierno Dramé waaye nag dafa fekk suñu xarit Sophie moom itamit mi ngi teew fii ci plateau bi ci Thiawlène ci Rufisque mbokk yi Sophie maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax di kontaan di ànd ak yow rek vraiment ci Tam Tam Vacances Sophie maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa xam di kontaan rek ci ànd bi ma ànd ak yéen comme ni ñu koy defee ci vacances bi rek chaque jour ñu andi benn recette boo xam ne moo ñuy accompagner tey nag comme ni nga ko gisee maa ngi andi li nga xam ne mooy ay beignet de couscous beignet de couscous beignet de couscous xam naa dina jaaxal ñu bari parce que ñun fii bu ñuy defar beignet la plupart farine la ñuy jël wala dugub mais ñun tey semoule la ñu jël couscous marocain bi tey moom laa jël moom laay defaree li nga xam ne mooy samay beignet ay beignet au raisin laay defar am naa quelques feuilles de menthe am naa pain aussi boo xam damay defar sablure boo xam ne moo ñuy permettre beignet yi ñuy lekk dafay croustillant ma am aussi de l'autre côté ay cocktail yoo xamante ne ni booy lekk beignet bi moo koy accompagner kon daal Sophie du ñu def rek lu dul bàyyi la nga dem ci mbir mi bu ko defee ba ca fin ba incha allah dinañ ko servir ki nga xamante ne bi mooy sunu invité bi ak El Thierno Dramé kon Sophie à tout à l'heure mbokk yi nag may fàttali nag ñu ngi ci wetu géej te gis nga nag Thierno ci wetu géej gi évidemment heure bi y a le vent etc. donc daal ñu ngi en plein air en tout cas c'était juste un clin d'œil à Sophie pour gastro bi nga xam ne mi ngi ñu koy defal mais Thierno nga gis nag liggéey bu am solo bu monsieur As Diop bi nga xamante ne bi mbokku Tëngéej la mais di def liggéey bu extraordinaire jëmale ko ci kalbaas. waaw xam nga calebasse je pense que mun nañ ci bind encyclopédie sans prendre de risque parce que boo fàttalikoo daaw dalal nañu ki nga xam ne mooy Serigne Dramé mu ñëwoon ci plateau doon wax Khalifa Dramé waaw Serigne Khalifa Dramé ñuy waxtaanee calebasse ñu wax ay vertus yu bëri yoo xam ne am na en dehors de li ñuy gis ñu koy def ci wàllum meuble wala mobilier ak yooyu yëpp dafa baax ci kër sax en fait dafa baax ci kër tout à fait mais ce que je retiens mooy li mu wax tey dañu am matière première bi am des gens yoo xamante ni ils sont capables liggéey ko ba pare di ko exposer di ko jaay de façon industrielle bi mooy en grande quantité tout à fait mais malheureusement soutien bi ci war duñ ko am dëgg la parce que li muy def nii je pense que bu ñu doon def lenn ñu ne mairie bu nekk wala gouvernement bi na fexe ba artistes yi nekk sa gox bureau bu nekk mu am bu dee benn produit rek benn objet boo xamante ne day jógee ci artiste boobu je pense que ñoom seen liggéey dina développé wu très très ba bien pare ku mel ni moom tey xam nga mi ngi wane na place bi mu nekk dëgg la mënuñu wax ni que atelier la parce que il travaille dans des conditions difficiles tey su ko mairie bi jàppalee mu am benn place bu baax boo xam ne à la fin de chaque mois day fay ay taxes dina permettre aussi mairie bi as néew lu muy joxe mu mën ci di ci am dara mu bokk ci ay comptes am donc pour mën a continuer liggéey bi
ci wàllu woowu moi j'aimerais bien poser la question à monsieur Niang ba xam mairie bi lan lay def pour jàppale les artisans yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Tëngéej parce qu'il y en a partout nee na village des arts bu fekkee am na tamit taxul mu am doole torop est-ce que yéen a ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax pour que ñoom tamit ñu mën a non seulement liggéey dund ci li ñuy liggéey mais aussi artistes yi ay ambassadeurs lañu pour seen gox. jërëjëf am na solo di fàttali rek ni maire Daouda Niang biñ ko takkalee bande première phrase bi mu njëkk a wax mooy dafa bëgg a repositionner Rufisque. Une vieille ville. Il a dit comment? Il dit que pour repositionner Rufisque, il faut promouvoir l'art, l'artisanat et le tourisme. Tout à fait. Et si loolu la nekk boobu ba tey kii ñu wane nii tey di As Diop di doomu Tëngéej bu ñu ràññee. barki dem moo Njaay am na marathon bu amoon fii si Ndakaaru. waaw te RTS couvrir woon ko sax. voilà. moom la ñu tànnoon pour mu toogal Tëngéej. Très bien. may wax rek ni li nga dëggal nii. moom il fait partie des rares artisans yoo xamante ni œuvre am mu ngi bureau maire ak leket yii. Très bien. leket nag dafa nekk loo xamante ni lu nekk ngi si. mu ngi si ndëpp. mu ngi si céet gi. mu ngi si liir bu juddu ñu ko war ko defar. mu ngi si waañ wi. leket mu ngi si fi ñuy fajoo. si wàllu cosaan. leket dafa topp cosaan. si lépp loo xamante ni dañ koy def. Très bien kon nag. Mais pour répondre à votre question. Oui. Le maire, et je rappelle que l'artisanat, tout comme le tourisme, ne sont pas des compétences transférées. Ça relève toujours de l'État. Mais teewul ñun comme que dañu bëgg repositionner wu si contexte boo xamante ni ay pôles ñooy émerger dans la périphérie de Rufisque Diamniadio Lac Rose. Daga Kholba ak aéroport Diass bi. ñu ne foofu la ñu war a jaar. Très bien. moo tax le maire a mis en place une commission jox ko un artisan du conseil municipal Cheikh Thiam. mu bokk ak artisan Tëngéej yëpp ñi ne si leket ñi ne si wàllu bijoutier ñi nekk si domaine bu mënti doon même les menuisiers même les cordonniers ñuy liggéey ak ñoom si lépp lu ñuy def pour mu dox nag il faut que état bi taxaw ñu réhabiliter le village artisanal de Rufisque. Très très bien. bu boobaa lépp loo xamante ne dinañ ko si def. waaw li nga ci wax Thierno li mu ci wax en tout cas am na solo mais comme tu as dit yaakaar naa ne ci biir gox. Comme genre artistes yi nee na mi ngi ci bureau maire bi waaye na ci ñeneen ñi jàpp parce que laata peut-être ñeneen gox yi di ci jàpp moom mu jàpp ci Thierno yaakaar naa ne côté culture bi côté artistes yi tamit dafa am solo tamit tuuti émission bi ñu xuus ci. waaw dama bëgg ñu ñëwaat un peu si village artisanal bi lan moo waral mu disons mu yàqu si su fekkee mën naa ko waxee noonu parce que bu yàggul. xam nga Rufisque presque ku daan dugg biir Dakar fii ngay jaar. Est-ce que autoroute à péage bi la ou bien dafa nekkoon fànn boo xam ne dañ dem ba de façon naturelle ñu bàyyi ko ba mu mujjee nekk dans une situation boo xam ne peut-être léthargie la wala carrément dafa bloqué. waaw mën naa wax ni peut-être léthargie la comme les infrastructures yi fi nekk te état bi yore ko xam nga muy SEDEPS si Tëngéej bi ku ne xam na ni neexut a gis même bu fekkente ni réhabilité nañ ko. De la même manière. Village artisanal bi loolu la dund donc am nañ yaakaar ni dinañ ko defar liñ si warloo ñun en tant que collectivité locale maire Daouda Niang taxaw si mooy accompagner les acteurs. D'accord. C'est vrai que pour nga accompagner leen fa ñuy nekk da nga ko war a defar mais ñun li ñu si bëgg rek xam nga Tëngéej yàgg na waa Tëngéej ñu ngi may dégg lu ma 30 ans touriste dugg fi ndax na mu meloon donc am na liggéey bu am solo bu mu def si désencombrement centre ville bi mais finalité bi mooy mu set mel na mu meloon beauté bi si wàllu tonton Maysa Bey di conseiller du maire en matière de culture ñëw na si keroog li am solo mooy beauté boobu génn mais surtout artisan yi ñu mën a egsi si ñoom très très li bien ñuy defar mu rafet lool waaw tout si jot si waa Tëngéej jot si Sénégal gépp jot si loolu la maire Daouda Niang waaw defe naa ne l'objectif de toutes les façons ci localité yi Thierno c'est dans tous les secteurs ñu jëm ko defar ba mu jaar yoon Thierno ñu xuus nag ci waxtaan bi toujours ñëmale ci mbirum aada cosaan culture fii ci Tëngéej. Alors on va rester dans l'artisanat. Lac Rose am na village artisanal am Lac Rose mi ngi défendre si département Rufisque pourquoi créer wu leen link
entre Tëngéej ak Lac Rose parce que c'est vrai que fii amatul tourisme mais au niveau de Lac Rose quand même am na est-ce que yéen a ngi ressentir retombées yi wala pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire pour que justement artistes yi nga xamante ni amuñu cet espace là au sein de Tëngéej ñu mën a dem aussi Lac Rose parce que benn département bi la. jërëjëf. xam nga dëkk bu nekk dafa am fonction. Lac Rose am na fonction. Yène am na fonction Tëngéej am na fonction une fonction administrative, une fonction historique et économique en rapport avec les zones yi ko wër. ba Mbaaw ba Bambilor ku si nekk ak fonction Tëngéej kon si wàllu tourisme je rappelle que le syndicat d'initiative bi nekk fii suñu mag Saabaara jiite ko ñoom def nañ liggéey bu am solo si biir dëkk bi. Mais aussi le maire a mis en place une commission de sauvegarde et de rénovation du vieux Rufisque. C'est pourquoi faire? C'est pour un peu permettre d'abord le parcours touristique du vieux Rufisque est déjà tracé avec différents ñu ñëw ci wolof bi l'émission yo wolof ay sites yoo xamante ni fa la ñu war a taxaw fan la Ousmane Socé dëkkoon fan la Abdoulaye Sadji écrivain dëkkoon fan la Molel Epron newoon fan la place yu baax yooyu fan lañ newoon si dëkk bi le dernier maire tubaab fan la dëkkoon d'accord maire Maurice Gueye fan la dëkkoon si Tëngéej pour kër goo gis si centre ville Tëngéej am na benn richesse particulière bu fa am très très si bien ki fa dëkkoon wala lu fa xewoon waaw loolu nag loolu mooy Tëngéej waaw te incha allahu taala du yàgg lool maire dina ànd ak équipe municipale bi ak acteur touristique yu département Tëngéej ñu def parcours touristique bu Tëngéej aussi école yi ñuy def parcours bi aussi ASC yi ñuy def parcours bi aussi waa Sénégal yëpp ñu ñëw découvrir ce qui est riche en Rufisque et dans Rufisque. waaw xam naa ne loolu nag RTS2 incha allah dana ci ànd ak yéen Thierno ñi ngi wax aada ak cosaan waaye defe naa ne démarré nañu ak ndaw rabine waaye nag bëggoon naa tamit ñu waxtaanee tuuti li nga xamante ni moom mooy ndëpp parce que nag maa ngi koy wax ci sama njëlbeenu wax maam Fat Seck defe naa ne ku ko xamul dégg nga ko yaakaar naa ne dafay am solo tamit ñu ñëw tuuti ci loolu nga xamante ne bi aada la daal te waa Tëngéej di ko wëyal ba léegi. waaw yaa Fat Seck suñu maam la ku ñu ràññee la si Tëngéej ku ñu ràññee la si Sénégal ku ñu ràññee la si àdduna yàggul lool le maire a reçu des Américains yu fi ñëwoon am ay projet yu rëy ndax moom daf fi daan jóge at mu jot ànd ak doomam ak waa këram ñu dem def ndëpp si Amérique si laa yëgee ni suñu maam ji nekk fii di maam Kumba Lambaay moom moo ne Amérique moom mi nekk fii si Tëngéej moo nekk Amérique. Thierno tu savais ça. guleen ma dégg ñu ne maam Kumba Lam bi nekk. fii si Sénégal fii ci Sénégal. Tëngéej moo nekk Amérique moom moo nekk Amérique. waaw ah ok donc c'est une loolu information. xëj na ñoom ñi koy def bu ñu fi ñëwee dinañ ko gën a leeral. mais may wax rek ni dimension maam Fat Seck. dem na si ba américains yi di ko tudde doom yàggul lool benn turandoom jugee na Amérique. nekk fii si Thiawlène di jàng cosaan di jàng tëgg di jàng wàllu ndëpp loolu am na solo mais yaa xam am na tamit leneen lu ma leen war a yëgal si ndëpp si biir Tëngéej waaw xam nga ndëppkat boo gis si Sénégal mën na ndëppal waa goxam mais benn ndëppkat rek moo mën a ndëppal goxam ndëppal beneen gox muy ndëppkatu Tëngéej yeneen ndëppkat yi muy bu yoof la mën a ndëppal bu ngor la mën a ndëppal bu barñi la mën a ndëppal mais ndëppkatu Tëngéej moom moo mën a ndëpp c'est-à-dire il est polyvalent. très très bien alors Thierno je savoir. pense que loolu tamit yeneen information la on va terminer. waaw mais ñi ngi wax ndëpp il faut quand même ñu wax sénégalais lan mooy ndëpp. waaw xam nga man porte-parole maire laa. waaw ça se voit. am na loo xamante ni mënu ma si xuus ndax xaw ma ndax dinañ ma yëngalam déet. mais li ma mën a wax rek mooy. en tout cas yaa ngi daw res waaw mais nag xam nga c'est vrai qu'on en a parlé bi ñu waxee ndëpp mais on s'est dit xam nga ñun ndeysaan sunu ay cosaan ak yooyu xuusuñu ci torop ñi ngi waxtaan ci suñu biir Thierno ñu naan yee bu ñu wanee ndëpp mbaa du am ku daanu parce que on ne sait jamais nous sommes des Africains. waaw donc xam nañ ni pour faj la. ndax bu nit amee problème souvent bu ñu laalee pajum tubaab doxul. yi si ëpp. te ça réussit toujours pour la plupart. dañuy jaar si maam. dañuy dellu def ndëpp.
def li ñu war a def. waaw tëggal ko. waaw rayal ko liñ ko war a rayal woyal ko liñ ko war a woyal. mu fecc ki nga xamante ni mooy ki ànd ak moom. waaw wax li mu bëgg ñu defal ko. bu ko defee ki nga xamante ni moo feebar yàlla def si jàmm. très très bien dañuy wax rek ni. ànd naag islam. parce que boo dégloo wala nga xool leen ay bismillah yi ki doon woy léegi di Ndeye Dieng di kenn si waa Tëngéej. si wàllu aar. wax na woyam bi bismillah la ko commencé. donc pour wan rek ni soreewul ak islam. donc liñ si jàpp rek mooy faj la comme ni ngay demee hôpital faju noonu ngay ñëwee si fajkat yii di faj si wàllu ndëpp ñu daal di la faj. waaw je pense que c'était important ñu xaw ci waxtaan tuuti Thierno parce que xale yu bëri boo leen waxee ndëpp defe naa ne duñ ko xam mais c'était bien nag ñëw fii ci Rufisque xaw ko waxtaanee tuuti Thierno maa ngi lay remercier. merci maa lay remercier yow tamit di remercier suñu invité. ñu joxante rendez-vous parce que yamul fii. incha allah merci beaucoup Thierno mbokk yeeg xarit yi nag ñu wéyal émission Tam Tam may fàttali ni ñu ngi fii ci Thiawlène Tëngéej ñu dem ak madame Cissé Kodou Mohamed ci Vive les vacances moom nag nee na éducation artistique dafa nekk lu am solo ci xale kon nag ñu ngi ci vacances defe naa ne dinañ faral nag di leen ci xiirtal mbokk yi ñu dem xool sujet madame Cissé Kodou Mohamed dellu recevoir ko ñu dem dellu siwaat xale yi ñu ngi fii depuis semaine passée fii dañ leen fi woo pour ñu def ci ay atelier de création xam nga ci vacances lañ nekk xale yi généralement du ñu am lu ñu def kër ga donc pour éviter ñu nekk ci mbedd yi di taxawaalu et tout ça ñu ne dañ leen di encadrer jàngal leen ay techniques ñu liggéey ñu foo donc moo tax ñu initier atelier yi mu nekk lu am solo parce que dañ ko tàmm di def ak xale yi ñu gis ni xale yi généralement daf leen di neex def ci ay atelier ñu am fi ay artistes yoo xam ñoo leen di encadrer jàngal leen li ñuy liggéey bu ko defee xale yi mën a passer des moments agréables épanouir jàng leneen lu bees aussi. dañuy dessin di def di kii nii di coller peinture di jàppale nit yi ñuy peinture noonu après ñuy defar ay colle di peinture daal di ko coller ci mur bi. On nous a donné pour faire la peinture, de la colle, des affaires d'enfants. Mais ici c'est super, j'aime. Ces vacances yi fii dañuy defoon ay activités pour xale yi comme par exemple ay peinture ay dessin mais tey dañuy defar ay carnet d'adresse pour xale yi. am na importance ci man parce que day tax ni vacances bi du ma wéet comme par exemple dama toog suñu kër di ennuyé wu mais comme ñu ngi fii Blaise Senghor kon am nañ ay activités di ñu ennuyé activité culturelle dafa am solo parce que déjà dafay éveiller xale daf koy occuper et puis daf koy permettre mu épanouir ba pare bu ñu ñëwee xale yi yëpp bokkuñ fu ñu jóge ñii ñu ngi jóge Fass ñii Grand Dakar Colobane HLM Sicap day tax mu gis yeneen moroomu xaleem sympathiser jàng ci li mag ñi di def parce que dinañ waxtaan ak ñoom dinañ leen jàngal ay techniques et puis ça les occupe moo gën ñu nekk ci tali yi di daw ak nekk ci mbedd mi di taxawaalu au moins bu ñu fi jógee yi toog fi ba 13h bu ñu yeggee ak seen kër dañ mën a noppalu añ parce que suba dañuy bëgg a ñëwaat donc activité culturelle artistique lu am solo la du rek ne xale bi day nekk artiste mën na ko aider ci jàngam parce que dina la éveiller dina yee xale bi te dina tax mu passer des moments agréables en compagnie d'autres enfants. waaw Kodou Mohamed ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci Tëngéej quartier Thiawlène nga indi nag ci Vive les vacances defe naa ne lu am solo lu nga xamante ne bi dafay occuper xale yi fële ca Blaise Senghor te xam naa ne ba ca kanamee suñu invité mi tamit dinañu wax occupation yi nga xamante ne bi tànn nañ ko ñoom i tamit pour que xale yi daal fii ci Tëngéej ñoom i tamit mën a bañ def leneen lu dul nekk ci jàmm ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm madame Cissé. maa ngi lay fay Yaxam di nuyu nag suñu invité bi nga xam ne bu doonu loon li ma jaay sama sant Cissé. yaakaar naa ne dama koy xaw a sonal ndax moom ñang la sant donc monsieur Niang ma lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci Rufisque
tam vacances rek li ñu koy waxee vive les vacances. yaa xam sànq bi ma leen di déggee ngeen di wax ci wàllu aada ak cosaan dama kontaan. parce que élément bi boo ko gisee li ko tax a jóg mooy xale yi dañ leen war a ñaax ci bëgg seen aada ak cosaan. waaye it ci exploiter ay aptitudes yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom. parce que xale bu nekk bu juddoo am na ay aptitudes yoo xam ne parents yi dañ ko war a jàppale enseignants yi ak xëy na ñi nekk ci quartier bi pour mu mun ko développer. soo gisee objet yi nga xam ne xale yi ñoom ñoo ko def yow sa bopp da nga naan lii man mënuma ko man mii mënuma ko seen parents yi seen bopp mënuñu ko mais en quelques jours lañ leen koy jàngal fii nii nga xam ne moom moo di Rufisque tamit am na fi ay activités yu mel nii mooy ay ateliers yoo xam ne mag ñi dañu koy jagleel xale yi di leen jàngal fii parce que fii aada ak cosaan daf fi am solo bu baax a baax sànq monsieur Niang mi ngi may wax ñi ngi waxtaan parce que xam naa ne xëy na dañu mënu woon dugg ci kër gu ne mais fii ñoom li ñu def mooy kër maam xam nga fii dañu dem Blaise Senghor dajaloo ñoom def fa seen ay activité mais fii ñoom dañ ko tuddee kër maam xale bu ne dañ lay yóbbu ci benn maam boo xam ne moom moo lay nekk sa marraine jàngal la xëy na faw yi démb waxi démb aada ak cosaan yi démb jëfinu démb ma sama genre gi nga xam ne seen maama leen yar moom damay comprendre bu baax concept boobu te yaakaar naa ne war nañ ko fexe dupliquer ci yeneen quartier yi xam nga Codou yaa ngi wax ay jeu wu maam et cetera mais man may fàttaliku nekk wuure def naa ne xale yu bëri xamatuñ ko te xam naa ne maam yi ba léegi mën nañoo jàngal wuure waaw monsieur Niang nga dégg nag Codou li mu wax yaakaar naa ne très belle initiative kër maam te nag defe naa ne maam yi dina am valeur yi nga xam ne nañ ko war a mën a inculquer les enfants et c'est quand même important monsieur Niang jërëjëf am na solo maire dafa di maam moom maire Daouda Niang maam la dafa am benn initiative bu ay doomi Tëngéej jël tudde ko vacances kër maam di jël xale yi parce que papa yeeg yaay yi amatuñu jot te kër yi léegi nekk même bu fekkee Tëngéej loolu mu ngi fi ba tey boo duggee si yenn quartier yi comme Thiawlène gi wala Dangu wala Jokkul wala Santhiaba si dëkku cosaan yi loolu mu nga fa ba tey mais dafa am ay cité te papa ak yaaya fay ne ak doom léegi nag vacances kër maam concept la boo xam ne dañuy jël xale yi ñuy dem kër maam buñ demee foofu ñu leen di jàngal yenn cax yi di leen léebal yenn léeb yi di leen xamal yenn mbir yi ci seen cosaan ñu xam seen bopp parce que doomu aadama dafa war a xam boppam xam fa mu jógee xam li mu doon xam mën a nekk fu ne donc loolu nekk na lu am solo nga xamante ni moom dañ koy def fii maintenant bokk day ànd ak nag activité moderne comme li ñu wone nii ci télé bi le micro monsieur Niang félicité mu nekk lu am solo ñu jàngal leen loo xamante ni ci wàllu art décoratif la ci wàllu yu bëri daal loolu am na solo te li maire bëgg rek mooy nañu jël ay initiative ci wàllu woowu buñ ko jëlee c'est vrai que les mairies ont des difficultés financières yu réelles mais am nañ volonté accompagner les Rufisquois ci wàllu initiative yooyu ndax nag suñu richesse principale mooy la jeunesse mooy xale yi foofu la lépp ne donc lu ci waay def doyul ndax jot amatul te du lépp la ñu mën a jàng ci école bi donc vacances yi moyen la pour ñu mën leen a ñaax jàngal leen tàggat leen ci lu bëree bëri. waaw madame Cissé nag mu nekk ay activités yi nga xamante ne bi comme ni ñu ko waxee dafay développer bu baax a baax esprit xale bi. waaw xam nga yaa xam ci loolu rek la ñuy dox xam nga maa ngi la doon wax wàllu nage bi. nu muy participer ci seen développement psychomoteur activités yi tamit noonu lay participer ci seen développement psychomoteur waaye am na beneen activité boo xam ne am na fii ci Rufisque ci wàllu xale yi. muy art scénique. lu ñuy wax théâtre expression orale artistique yooyu bari na fii luñ koy def te xam nga fii bu ñu waxee wàllu théâtre am nañ fi torop ki nga xam ne moom moo di Soppe Mbay muy def keppaaru maam festival boobu donc xale yi fii nii bokk na ci lu ñu leen di jàngal parce que xam nga dañ lay wax si tu as des difficultés de communiquer di exprimer wu en public et tout voilà théâtre dafa baax ci dindi lépp looy timidité lépp luy ragal booy ragal jàkkaarloog askan bi di wax ak ñoom donc loolu mu nekk ay activités yoo xamante ne si bu dul Rufisque wala feneen parents yi dañ ci war a gën a bàyyi xel rawatina ci vacances yi. Très bien en tout cas madame oui madame Cissé. waaw pour wàllu keppaaru maam. waaw dañuy kontaan lool si édition yi nga xamante ni
Ibrahima Mbaye soppe di référence ci àdduna bi ci Tëngéej surtout da ko fiy def mais lépp c'est pour promouvoir la culture de Rufisque lépp day contribuer si li nga xamante ni mooy repositionnement Rufisque ñu ñaan rek ni partenariat boobu mu am ak ville de Rufisque nañu ko saxal yaatal ko ci domaine yëpp. très très bien ñun ñëpp ñu ànd. defar suñu dëkk. parce que loolu mooy tax mu dellu fa. ñu ngi koy wax démb de yaakaar naa ne képp koo xamante ne bii gox ba nga nekk da nga ànd ak ña fa ne di ko liggéey defe naa ne Sénégal ca kanam rek la war a mën a jëm. Madame Cissé Kodou ñoo ngi lay remercier. toujours un plaisir en tout cas de te recevoir ba pare nag li ñuy indil pour suñu doom yi saa su ne daf ñuy neex ba pare nag di ñu jox ay idées yu extraordinaire. Madame Cissé jërëjëf. merci beaucoup. C'est moi qui te remercie yaa xam di remercier dëkkandoo yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Rufisque mais remercier nag ki nga xam ne moom moo jàpp ci combat bi muy madame Nior Raki Pay donc Tuku Fashion moom moo ma habillé téléphone 563 45 80 nekk fële ca Castor merci beaucoup yaa xam la mu la habillé rafet na merci beaucoup kontaan nañ ci moom mbokk yi nag ñu xuus ci émission tam-tam ñëw ak ñeen nag ci suñu électron libre muy suñu xarit Big D tey fii ci Thiawlène Tëngéej fan nga nekkee Big D. Yeah, sister, comment tu vas? Je vais bien. maa ngi ci côté. Ah, juste derrière. Juste derrière, juste maanaam ci corniche bi nice, toog ak ay gars yu cool. gars yi ne woon fii ay supanaan yow jël ba gars yi mon frère wala yaram gars yi. you know ay gars yu nice. waaw gars yi ñoom di big up ils sont contents de que waa ATS ñëw ba fii. mais fii gars yi brise bi day neex de ah doole guddi da ngeen di sedd guy. jàmm ak xewal fii moom macha allah. macha allah de. macha allah oui. yu mooy Thiawlène. oui belle vie Thiawlène. Ok, et à ma gauche, j'ai un artiste à moi, un artiste que je vais présenter. Il se nomme MC Doun Khaf. Il est entouré d'enfants. Xale yi macha allah dañ ko bëgg. parce que moom original Baye Fall la. Baye Fall bu mag la te dafa bëgg musique. grand na nga def. big up Big D. big up mon frère. big up Sénégal big up Rio. est-ce que. mais sinon su waay seet si na la tey de gis nga loolu. est-ce que tey loolu ngay dajal tey mooy Rufisque l'enthousiaste. gis nga tout tànk yi ngi tajee nii grand fi nga nekk nii mooy Thiawlène. fii lañ defoon tout récemment rek le lancement des assises de la ville de Rufisque. là damay profiter ci occasion bi sax pour wax la ne la c'était pour la première fois une commune de plein exercice telle que Rufisque jël initiative bu mel ne initiative bu mu jëloon dans l'année 2015 bon s'agissant de la mise en place de ce qu'on appelle les assises de Rufisque. bon su ma fàttalee wala ma reprendre kaddu le maire maître El Hadj Daouda Niang le premier magistrat de la ville ba ma ko déggee muy wax sax nu ma ko célébrer mooy ça a été une fois dans le monde qu'une commune eut la chance et l'occasion de mettre sur pied des assises concernant tout un département wala probablement toute une commune. bon collectivité rufisquoise bi génnoon ci ñëpp adhéré woon ci jàppoon ci c'est vraiment très ambitieux. ambitieux ma yow musicalement la ngay di gars yi la ngay wane waa Thiawlène fa nga wane ñu dara nga ànd ak boy yu way gars yi nga wane yaay kan MC Doun Khaf. noo am benn cri de cœur quoi bon est-ce que mën naa ci jóge dugg ci. bismillah. ñu soobu géej ku ju doo Tëngéej du ragal di fey ci biir géej ay ñu soobu géej ku ju doo Tëngéej du ragal di fey ci biir géej Marina gu àjjana Sangalkam Bambilor Kër Daouda Sarr Jokul Dangu ay wañu soobu géej ku ju doo Tëngéej du ragal di fey ci biir géej. am nga doon woyal xale yi lan lañ doon woy sànq lan nga doon woy. waaw sànq maa ngi doon woy xale xam nga ci suñu jàngu kilifa yi dañoo wax ne xale buur la mag buur la comme xale buur la. il faut que ñu wàññi refrain bi waxal refrain bi. bàyyil mu def ci waa Sénégal njaay la déggee xale bu ndaw sa su fekkee dafay def nga naan bàyyil de tasuma gee du xam dara na def bàyyil mu def ci waa Sénégal njaay la déggee xale bu ndaw sa su dee ne dafay def nga naan bàyyil de tasuma gee du xam dara. Très très bien. bàyyil mu def ci waa réew ko
faju bar ma fani la jànge ñu ne xale bu ndaw sa su dee ne dafay def nga naan bàyyil day tasuma geedu xam dara. Merci MC Dour Khaf. Merci beaucoup. Et Yaram, voilà, Oui, voilà. Big D. Donc je te redonne le micro. En tout cas. Ambiance vidéo se gère. Néanmoins, ça fait plaisir d'accompagner ces Rufisquois. En tout cas, on Exactement. bég quoi. Tout à fait. Voilà, je te remets le mag Yaram nga Jërëjëf. delloo ci daf. You know, voilà. Jërëjëf. Bra bra bra. ñoo ngi remercier mbokk yi suñu xarit Big D mi nga xamante ne bi moom mi ngi juste sama ginnaaw ànd nag ak benn artiste bu nga xam ne waa Tëngéej la ànd ak xale yi mu nekk lu am solo c'est vrai que nag xale waruñu ko tere lépp waaye nag war nañ koy encadrer di baamtuwaat ne que c'est vrai que mi ngi waxu plage et que xale yi war nañ leen aussi di surveiller et puis nag di faral nag di leen xamal plage yi nga xamante ne bi ce sont des plages interdites parce que nag bu ñu fàtte ne ñu ngi ci tam-tam vacances mbokk yi ma dem rek xool sama xarit Sophie Sophie fan nga toll nag ci beignet yu spécial yi nga xamante ne bii tey indil nga ñu ko fii ci Thiawlène Tëngéej Sophie. yaa xam comme ni nga ko gisee nii nag maa ngi defar li nga xam ni mooy nen yi nga xam ni moo may servir de lien. pour ma mën a defar li nga xam ni mooy beignet bi. ok parce que fii jot naa defar toute chapelure. d'accord am naa fii nen yi nga xam ne dama koy baat tout simplement. noonu am naa fii aussi sama pâte bi nga xam ne tey maa ngi ko réalisé à base de semoule. gis nga ni waaw semoule bi laa jël. au fur et à mesure def ndox mu tàng au fur et à mesure nga ko ci arrosé. waaw boo ko ci arrosé da ngay gis ni semoule bi dafay commencé ñor. semoule bi nag bu commencé ñor nga daal di jël sa fromage. d'accord def ci biir mélangé. fromage ah. waaw fromage. très bien. ak un peu de sel. soo amee curcuma mën nga ko ci def. waaw soo amee curry wala safran nga def ko ci mu changé tout ci couleur bi mais man tey dama ko bàyyi noonu rek mu naturel ci kanam tuuti ñu raxas suñuy loxo ba mu set. commencé di réaliser suñuy boule. di ko jàllale ci nen bi def ci chapelure bi. mën ko saaf mu am aspect croustillant bi ñu soxla. très bien en tout cas Sophie ñoo ngi xaar bu baax beignet yi nga xamante ne bi d'accord beignet yu spécial la yu ñu suñu xarit Sophie indil ci gastronomie mbokk yi ñu ñëw nag ak bon plan ànd ci ak suñu xarit Didi Didi nag xam ngeen ne ci vacances yi nga xam ne RTS2 moo ngi koy def tam-tam vacances ñoo ngi woon fële ca Lac Rose duñu def rek lu dul dem xool la ñu fa indil ci bon plan dellu si waat nag recevoir ko ci sunu plateau. tey nag damaa ñëwoon ak yéen ci bon plan fii di Lac Rose maa ngi ànd ak Mor Gueye mu war ñu mën a expliquer histoire u lac bi ak touristes yi buñ fi ñëwee yan façon lañ leen mën a wan ñu ànd ak seen njaboot ak ñëpp. Lac Rose moom site boo xam ne la mi ngi fii au niveau de Dakar moom ak Dakar def na boo defee 30 minutes da ngay mën a egg si donc soriwul Ndakaaru donc site boo xamante ne la bon day bëri ay visiteurs lool parce que moom mooy le premier site moom ak Gorée yoo xam ne Sénégal ñoom ñooy les sites les plus visités je pense que fépp foo génn si àdduna boo waxee Lac Rose wala Gorée dina la wax ni la loolu Sénégal la ne donc ñi ko xam bëri na muy site boo xam ne nag aussi li si gën a indi nit ñi mooy couleur rose bi moo leen jaaxal coloration rose bi mooy jaaxal nit ñi en plus ak xorom bi si génn. yow bu nit ñi ñëwee tey lan nga leen di mën a wan pour seen vacances neex wala seen yendu wala week-end. maanaam fii lépp mi ngi fi moo ko waral boo fi ñëwee par week-end samedi wala dimanche da ngay ñëw fekk fii mu fees dell nit ñi dañ fi bëri léegi. parce que activité yëpp yi noonu dafay Mbour noonu si campement hôtel yu mag yi léegi am na fii donc parce que nii am na ay jamono Lac Rose da ngay ñëw rek da ngay def tour bi ngay def nii boo defee tour bi nga ñëw añ def beñaat sangu dem ñibbi loolu moo fi amoon donc léegi ñu dem ba nga xam te ni affaire yi développé ba xam ne hôtel yi fi nekk léegi hôtel yi lépp li ñu war a am nañ ko donc maanaam léegi boo bëggee mën def quad yi ñu ngi fi ay activités yoo xam ne nga jël quad def tour di lac dem géej yooyu ñëw yow ak sa famille. ay 4x4 aussi mi ngi fii pour def balade bi tour di lac yu demee noonu bu fekkee mënoo jël quad donc même pirogue yi ngeen di gis à côté di lac pirogue yi yëpp loolu lay jëriñ. li fi indi nit ñi lu bëri li nit ñi découvrir lu ñu xamul woon mooy coloration rose bi. léegi nag lac bi parfois da nga gis couleur bi day rose wala mu changé violet wala ça dépend du temps parce que comme nawet nii bu nekkee si hivernage ndoxu taw bi ñëw bu ndoxu taw bi bëree day dem ba lac bi ça change de couleur bi day changé dootu rose mais mën na violet. ça dépend si quantité de pluie bi muy recevoir donc mais bu ñu bëggee gis
coloration rose bi il faut ñu ñëw au mois de janvier ou février parce que lac bi coloration de rose bi li koy waral mooy chaque fois que jant bu gën a tàng bu tàppee le soleil ak muy ngelaw donc boobaa algues yi nekk suuf algues yooyu ñoom ñooy agité wu parce que bu ngelawee dañu jógee si au fond ñëw si au surface bu ñëwee en surface loolu moom mooy waral coloration bi gën a rose parce que loolu mooy waral lac fa tey da nga ñëw fekk mu rose nga ñëwaat fi ñaari weer ñëw fekk mu changé couleur. Sénégal. wax dëgg yàlla nag loolu nag mooy bon plan parce que gis ngeen Khady Didi ak Kodou fa ñu nekk bakkane na te yaakaar naa dafay am solo lool mbokk yi ñuy wone sunu ay site fii ci Sénégal mu nekkoon nag tour ba ñu defoon fële ci Lac Rose. Khady Didi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci Thiawlène c'est toujours un plaisir de te recevoir en tout cas daal gis naa def ngeen fa lépp daal yéeg ngeen ci gëléem yi def ngeen quad ba pare nag njoowaan te njoowaan nag dafa am solo nag xam naa ne léegi bëreetul ci kër yi waaye am na solo. dëgg la salaamaaleykum yaa xam le plaisir est partagé damay kontaan toujours bokk ak yow plateau bi dëgg la comme ni nga ko gisee ci reportage bi bon plan dafa am solo période bi parce que période vacances lañ nekk donc day neex nga génn ànd ak njaboot gi dem fenn foo xam ne fu bakkane te soriwul cherul fii rek la à 30 kilomètres de Dakar te Rufisque encore la gën a jege comme tey ñi ngi Rufisque dañ naan waa Rufisque rek ñu jël oto rek daa dee doxantu ba Lac Rose très très bien Lac Rose neex na gis nga bu la neexee nga dugg gaal circuler ci waaw wër ko bu la neexee nga jël quad yi dawal loolu yëpp def naa ko bu la neexee nga jël gëléem boo paree nag ba nga xam ne sonn nga dem tëdd si njoowaan bi mu lay balancer yal na nga am na kenn ku toog si wet gi di la defal kora wala dara waaw day gën a neex kon loolu neex na kon nag lu ñu naan il fait bon vivre chez nous c'est ça Sénégal daal macha allah gox yi dañu fas yéene di leen ko won parce que daal ñu fàttali ne jàmm am na fi sunu Sénégal neex na waaye du ñu def rek lu dul laaj nag monsieur Niang parce que nag gox bu ñu dem dañu fay xool ay bon plan waaw bon plan fii ci Tëngéej yan nga ñu ci mën a jox. bon mën nga wax fii ñu ne esplanade de Rufisque. le micro Thiawlène di nga ñëw doxantu am air pur y a un parcours sportif fële si kaw. ay doomi Tëngéej def ko fi. ànd seeg municipalité bi ak waa Nantes yi. mais dafa am loo xamante ne tey jii c'est un mal rufisquois. maanaam bërëbu yooyu da nga fa am bànneex. bëru fi lool parce que dëkk bi dafa nekkoon pendant longtemps centre-ville bi ñu accaparé ko maintenant j'ai dit tout à l'heure que chaque localité a sa spécificité Rufisque intramuros loolu am solo li ngay fekk biir Tëngéej loolu nag doo ko fekk feneen ci Sénégal tey jii ci tey boo duggee Tëngéej que quartier boo dugg rek sa quartier la kër boo dugg rek sa kër la loolu ça fait partie de la richesse rufisquoise mais maire Daouda Niang comme ni ma leen ko waxee sànq si mission repositionner Rufisque dafa am benn projet bu ñu naan Rio Wifi vert maanaam tous les espaces publics de Rufisque mu ne da koy réaménager rendre que vert ba pare def fa wifi mais place bi mu si tànn te ñu def fa wifi ça fait 1 an mu ngi fonctionner gratuitement mooy place Gabar très très bien en tout cas j'informe les Rufisquois waaw que si fan yu néew pavage am dina démarrer très bien en tout cas c'est important parce que foo xam ne dafa am wifi di ñaan tamit waa Tëngéej dañuy jóge fii di dem fu ne di dem Diamniadio di dem Dakar si place yu baax yi di dem Lac Rose mais nañu investir si Tëngéej pour nit ñi yam Tëngéej absolument bépp homme d'affaires bu nekk Tëngéej wala bitim réew maire Daouda Niang li mu namm si centre ville bi mooy que cela soit attractif et attrayant. très bien en mais tout cas loolu ñu ngi lay dégg moom mooy nit ñi la ñuy soxla ñu ko fay fekk ñu ngi lay donc dégg na nit ñi investir set na dëkk bi dina set ñu ngi ko pavé ba mu rafet dinañ ko peinture cuuraay ko mais na nit ñi ñëw investir li nga xamante ni moom la doomi Tëngéej wala ñeneen di ut pour am jàmm am bànneex investissement boobu am na solo dinañ parce que nag cim réew Khady defe naa ne ay mbir yu bakkane dafay am solo pour rek non seulement sénégalais yi di ci bénéficier wu mais aussi ñi nga xamante ne bi dañuy ñëw pour visiter le Sénégal ñoom itamit di si bénéficier wu Khady Didi waaw surtout yaa xam ni nga ko waxee même ñun buñ ciy bénéficier wu tamit ñi ci jógee yeneen réew di ñëw di ci bénéficier wu dina yokk suñu économie dëkk te tey Rufisque buñ ko defaral nañ ko dëkk ñi fi dëkk defaral nañ ko tamit
ñiy jóge bitim réew di fi ñëw ak ñi dëkk ci alentouru Rufisque bi yëpp donc comme ni mu ko waxee rek loolu idée yu baax la donc comme ça balaa ngay jéggaani di dem feneen li ngay wuti feneen sa dëkk am ko moo gën a neex comme fii ñu nekk tey buñ ko aménagé def fi ay banc def fi yëpp dina nekk bon plan ñu wut ñuy lakk jën ci à côté affaire yooyu yëpp day gën a neex defal xale yi ay balançoire tout à fait j'apprends que le ministère de l'aménagement en rapport avec la commune de l'Est de Rufisque Est et la ville vont réaménager cette plage très bien boo leen xooloon bu doon bëccëg ngeen fi ñëw di ngeen gis camion suuf yi commencé na egsi tey très bien commencé ba ñuy door émission bi xawoon na leer tuuti mais en tout cas ça va nous permettre très aisément ñu dugg ci vacances vertes parce que nag sànq yaa ngi wax ay espaces verts yu nga xam ne dañ ko fi war a aménager vacances vertes tamit dañuy ñëw xool lan la ñu indil tey mais en tout cas Khady Didi da ngay toogandi ak ñun parce que laata may dugg nag ci vacances vertes damay ñëw ak yéen ci artiste bu mag bu nga xamante ne bi Sénégal xam nañ ko bëgg nañ ko waaye tamit mu nekk Rufisque ville bu nga xamante ne bi artistes yu mag démb suñu invité monsieur Maïssa Ndiaye Bey mi ngi ko doon wax artistes yu bëri jaar nañ fi te nag mu mel ni Rufisquois yi nag salsa bëgg nañ ko te mën nañ ko feccit dañu def rek lu dul dem ci monsieur Pape Fall mu am nu ñu defal ñu dellu si waat ci plateau bi monsieur Pape Fall ñu tàcc ko bu baax a baax a baax ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. di la dalal jàmm bu baax a baax ci plateau Tam Tam Vacances. merci beaucoup. RTS 2 c'est un plaisir en tout cas ñun xam nañ la min nañ la xam nañ sa liggéey waaye laata ngay def sa playback nga am kàddu goo sànni parce que nag vacances vertes dafa ñëw fii ci Tëngéej non seulement pour ñu fësal culture Tëngéej waaye tamit sensibiliser waxtaan nag waa Tëngéej et surtout la jeunesse. merci beaucoup merci pour l'invitation. di leen gërëm di leen sant. jërëjëf. parce que yëg rek ma am solo. dëgg la. wala mu ne déplacé ñëw. Tëngéej xam ne fii laa juddoo màgg fi. dëgg la. et bëggal jeunesse bi. waxtaan ak mag ñi. et dañu ñaan li ngeen ci séntu yëpp. yàlla barkeel ko. amiin amiin. maa ngi gërëm ñi fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw. jërëjëf. yal na yàlla jàppale ci zahir ak baatin. Amin, amin, amin. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. On y va. On y va, c'est parti.
waaw kontaan nañu torop vraiment merci beaucoup muy nag woy bu nga xamante ne bi mbokk yi yaakaar naa ne Sénégal yëpp dégg nañ ko apprécier nañ ko mu nekk artiste bu mag moom itamit di doomu Tëngéej waaye nag dañu gis nag ne que vraiment moom mooy woykatu meer. mooy woykatu meer. waaw mais di woykatu Sénégal yëpp waaye nag comme dañu ne ambiance bi dañu Khady Didi sax xaw na fee laal tuuti comme ambiance bi dafa demee nii ñu jëlaat beneen artiste bu nga xamante ne moom itamit waa Tëngéej la muy Fatou Gueye Faye kon nag Fatou Gueye Faye moom itamit ñoo ngi koy woo ñu tàcc ko bu baax a baax may ko doole ñu continuer Tam Tam Vacances RTS 2 kon nag c'est parti. Bayu ndak Jóob bayu baba dikki Jóob la ba réew mi jot boppam mu gaañ a nga wax Bayu
nga ngi ni wa kay riir Sénégal yëpp bokk wéetoo riir mi ku mu doon loo ma sa dige Jóob def na ko maaros bi loo ma sa dige Jóob def na ko waaw kontaan nañu torop Fatou Gueye Faye xëy na yow tamit ñu bàyyi la nga sànni tuuti kàddu vraiment woy wi neex na te nag yaakaar naa ne mënuñu woon na woy nag tamit Rufisque ñëw ba Rufisque te nag du ñu am artiste bu woy le maire Mbaye Jacques Diop kon nag caméra bi mi ngi nii nga am kàddu yoo ci sànni nag waaw Fatou Gueye Faye merci yaa xam jërëjëf waa Tëngéej yëpp waa surtout waa Thiawlène gi nga xamante ne fi laa nekk monsieur le maire Daouda Niang à toutes les adjoints yi nga xamante ne ñoo nekk ak maire man ndax man agent municipal la maa ngi nekk si maire bi di liggéey ak ñoom ñu nekk sama ay patron nekk sama yëpp kon mention spéciale pour yéen yoo xamante ne dañ yéen ñuy jàppale di ñu yiir di ñu xool ñun daal li ñu bëgg mooy lii na sax Tëngéej parce que ñun amuñu lu dul aar bi ay artistes rek a fi nekk te artistes yi fi nekk mënuñoo jógee ba Tëngéej di dem Dakar ñu di ñu jàppale ñun waa Tëngéej yi ñu dëkk bokk fi ñoom ñoo ñu mën a jàppale dimbale ñu di ñu soutenir ku mel ni Souleymane Gueye Cissé ñëw di ñu defal di ñu jàppale di ñu defal ay festival di ñu defal ay yeneen kon bu ñu gisee ñeneen koo xamante ne dina si jàpp di ñu mën a wone ñu ni dañ koy gërëm di ko sant papa Mbaye Jacques sama papa la seen papa la parce que maam bi tam mii ma jàkkaar lool xam naa ne papaam la ñëppam la kon donc damay nuyu ñëpp mention spéciale nag waa Tëngéej parce que fi la sama alaaji dëkk waa Thiawlène ñu ngi lay en tout cas ñu ngi lay xaar fële ca RTS2 boulevard de la République parce que ñu ni tamit ñi ngi fas yéene def promotion képp kuy artiste inchallah xam naa ne suñu patron Fadjey dana d'accord ak man que inchallah dinañ def décibel ak yow ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax merci ça a été un plaisir en tout cas ñi ngi kontaan lool toujours ci Thiawlène fii ci Rufisque di remercier nag Didi nag gis nga artistes yi nga xamante ne bi ñoo ngi fii ci Rufisque macha allah ñun kontaan nañ lool équipe RTS2 ci waa Rufisque xumb na neex na lañ fiy gis ci cosaan neex nañu di fàttali nag ne non yiw na ba pare di fàttali nag ne ndaw rabine bi xam naa dinaa ci ñëw ak monsieur Niang bu ci kanamee moom nag moo nar a tëj émission bi mu nekk daal fecc cosaan bu am solo Khady Didi sant naa la gërëm naa la man tamit yaa xam sant naa la gërëm naa la kontaan naa si waa Tëngéej c'est que Tëngéej daf may neex parce que daf may fàttali sama dëkk Ndar wallaay léeg-léeg boo gisee loolu la yenn balcon yi sax da nga naan est-ce que fii du Ndar waaye nag dafa bokk ci commune yi nag moo tax très très bien jërëjëf merci beaucoup Khady Didi mbokk yi madame Régie nag dellu si waat tout simplement pour recevoir Sokhna Khady Camara ci Vacances Vertes. waaw mbokk yeeg xarit yi nag dañuy kontaan saa su ne nag di recevoir Sokhna Khady Camara ci Vacances Vertes ñi ngi fii nag ci Thiawlène Khady ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un plaisir en tout cas de te recevoir parce que nag da ñuy doon faral di ñu indil ay sujets yu nga xamante ne bii dafay wax ci mbirum érosion côtière xam naa ne nag buñ la indil woon fii da nga ñu xaw a mere tuuti parce que dina am loo ci njoof waaye nag laata loolu ñu dalal la jàmm ñëw ci Vacances Vertes ñëw nag ci mbirum environnement jëmale ko ci Tëngéej. jërëjëf yaa xam maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu mbokki Tëngéej yëpp. rawatina ñu nekk fii ci Thiawlène. effectivement ñu ngi ci Vacances Vertes. te ku wax Vacances Vertes boole woo ci Tëngéej. defe naa Vacances Vertes mënatul nekk Vacances Vertes. dëgg la waaw Khady Camara nag ñu ñëw xool ay images yu nga xamante ne bi indil nga ñu ko tout simplement ñu waxtaan ci parce que nag Vacances Vertes ma ngay wéyal yoonam. ak bac yi nga xamante ne bi am naa yaakaar ne feneen fu ñu demati bëgg naa nga ñil ma benn bac nag tegal ma ko fii ci sama plateau ndax téléspectateurs yi gis ne am na solo Khady. effectivement waaw yaa xam gis nga ko jeexal nañu plage BCEAO parce que ci plage yi lañ nekkoon. gox bu nekk comme ni ma la waxee keroog dañ fay def une semaine. donc
demoon nañu aussi virage. oui donc amal nañ fa distribution de bac à ordures. xale yi defal nañ fa ay activités de nettoiement maanaam set setal. ba mu set ramassé nañ lépp li nga xamante ni plastique la comme ni nga koy gisee nii ci image yi. très bien donc comme ni nga ko doon waxee sànq ku wax environnement wax pollution. wax li tax a jóg vacances vertes. nekk projet d'éducation environnementale. gis nga xoolal image yi ni mu koy wane ay mbonaat yu jóge ci biir géej gi di dee tout simplement parce que kenn toppatootul tefes yi kenn toppatootul géej gi donc c'est tout à fait normal que li nga xamante ni mooy dund ci biir géej gi du mën a ti dund ni mu war a dundee. très très bien alors monsieur Niang gis nga nag soxna Khady Camara lu mu ñu indil vacances vertes mu am solo te Tëngéej aussi am ngeen ay géej yaakaar naa ne assainissement boobu muy wax defar ko setal ko tamit daf cee am solo lool. waaw xam nga la mer c'est une voisine terrible et terrifiante. dafa nekk lu am solo si ñun si lébu yi. mais dafa des fois day naqaree dëkkal. surtout bu dee day dal bés bu jot. yàq fi lu bari. fii ñu toog nii avant ñuy def dig bi géej la woon dañ ko nangu si géej gi. mu nekk lu am solo pour population Thiawlène. état bi décidé ko defar si jokkul. mais la ville avec le maire Daouda Niang dañu am benn projet bu gën a structurant. bu ñu yaakaar ni ndax géej kenn mënu ko baare. déedéet. gindax gi da nga koy fekki à 150 mètres dans l'océan nga téeku sànq rek mu ngi doon def benn liggéey bu am solo ak ki nga xamante ni mooy partenaire am pour xool Dakar Géej bi fu ci toll premier ministre recevoir na maire ak équipe am si projet Dakar Géej nga xamante ne ay plateforme la yu ñuy def si géej gi dama doon xool nu ma leen koy wone bu ko defee ñu xam ni lu possible la loo xamante ni financement bi c'est déjà acquis. D'accord. Le financement est déjà acquis. Très très bien. Pour 150 milliards yoo xamante ni. nii lay mel si biir géej gi. géej gi boo ko dogaalee nii. ak réalisation bi. c'est sûr que ni gandax gi day dee. du dal bu ko defee suñu dëkkuwaay yu mel ni jokkul yu mel ni këri kaw këri suuf. lu mel ni fépp foo xamante ni rive la rek dinañ ko mën a sauver ndax ay pic la lii nag. moom lañ def Dubaï moom lañ def Lagos maa ngi fàttaliku bi ñu toogee ak premier ministre dafa ne bi ñuy wax ak moom. dafa tàppee si smartphone am. mu génne mu ne li ngeen di def nii. waa Lagos réussir nañ ko. très bien donc lii mooy li mën a sauver Tëngéej. très bien loolu la ñuy ñaan état bi. mu jàppale ñu si parce que lépp taxaw na. très bien su nangoo ñu song géej gi ñu mobiliser financement bi. lépp lu si war. ville bi ak partenaire am ñu def ko bu ko defee li war si Tëngéej si wàllu woowu ñu def waaw defe naa ne la nga fi indi am na solo mu nekk ay projet yi nga xam ne Khady Camara ñu ngi koy tëral ngir rek aar li nga xam ne moom mooy environnement bi waaye nag xam naa ne nag Khady laata ñu koy def danañu tàggoo parce que nag dëkk boo gis maa ngi nuyu maam Koumba Lamb sànq démb donc faaw ñu tàggu ko nag parce que nag kuy def ab mbir ci am réew ci borom nag da nga koy tàggu soog a def. dëgg la. loolu am na solo. mais dafa am lu mu wane léegi loo xamante ni dañ ko war a saluer. mooy engagement citoyen waa Tëngéej. exactement jigéen ñi dañuy bale quartier yi. di def genre concurrence seen biir. maire lancé woon idée quartier le plus propre. pare pour mobiliser. xaalis su bare ndax. ñun li ñu bëgg mu dañ suñu der mooy Tëngéej dëkk bu salte la. waaw man de en tout cas waa Tëngéej metti na leen. waaw metti na équipe municipale bi. ñu ngi siy liggéey. mais ñun daal maire waaw di gërëm. waaw di gërëm bu baax. jigéenu Tëngéej bu ñu teggi seen tàccu leen seen bopp parce que jigéenu Tëngéej ñoo ngi fii. mbalit mi oui maire yi yoreetuñ ko. UCG ak ministère ñoo ko yore. très très bien en tout cas ci wàllu woowu population bi jëlee noonu. ci wàllu woowu li ñu war a def rek mooy jënd peel jënd buret jox leen. ci wàllu woowu en tout cas ñi ngi en tout cas constat bi nga xamante ne bi ñun waa équipe RTS 2 def nañ ko mooy daal ñun fépp fu ñu jaar cet daal lañ fi gis. en tout cas ñuy ñaan yàlla nag mu continuer parce que c'est extrêmement important et je pense que équipe bi yëpp on l'a souligné oui Khady Camara on va terminer. oui ci wàllu wa nga doon wax léegi effectivement UCG moo yor léegi lépp lu jëm ci wàllu set setal bi ci Sénégal. donc ci loolu am na dinañ fi ñëw ci suñu programme vacances vertes ngeen bokk. donc dinañ fi ñëw. dinañu waxtaan ak askan wi parce que ñun information ak sensibilisation moo ñu tax a jóg aussi. waxtaan ak yéen ñaax leen. ci wàllu éducation environnementale ndaxte dafa am solo il faut que comportement yi changé
pour mbir mi mën a jaar yoon. Très, très bien. Donc dinañ fi distribuer aussi ay bac à ordures. ñu ngi leen di xanaa xaar bu baax. voilà yaa xam pourquoi ville de Rufisque bokk ci. Parce que Rufisque c'est très pollué le niveau de pollution est très élevé. La Sococim est à côté gis nga géej bi ni mu mel mbalit bi gis nga ni mu bëree ci dëkk bi donc il était primordial que Vacances Vertes jaar fi pour amal fi ay activités. ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di nag wéyal ak yow li nga xamante ne bi moom mooy Vacances Vertes merci beaucoup Khady. merci Yakham. jërëjëf mbokk yi nag saa su ne dañuy ànd ak Didi ci mbirum météo waaye nag na ngeen toogani parce que nag dina am daal ay images yu nga xamante ne bi dinañ leen ko won toog leen seetaan émission bi ñu dem xooli météo ak Didi Didi fan nga féetee fii ci Thiawlène. yaa xam maa ngi ni ci boru géej gi brise bi di ma dugg bu baax. ah léegi c'est super ci kaw rocher yi nga toog noonu. waaw maa ngi ci kaw rocher yi. très très bien Khady. waaw léegi nag ma ñëw ak yéen ci prévision météo. Dakar matin bi 27 degrés. midi 29 degrés. soir 28 degrés. ñu dem Diourbel matin bi dinañ fa fekk 24 degrés. midi 31 degrés, soir 27 degrés, avec un ciel très nuageux. Linguère matin bi dina nekk 26 degrés. Bu demee ba midi mu nekk 33 degrés, le soir 28 degrés. Saint-Louis Ndar Géej matin 28 degrés, midi 29 degrés, soir 28 degrés, avec un ciel très nuageux. Kaffrine tamit suba si dinañ fa am 24 degrés bu demee ba midi mu nekk 31 le soir mu nekk 27. ñu dem Ziguinchor matin bi dina nekk 24 degrés midi 28 soir 25 avec un ciel très nuageux aussi. ñu dem Matam matin bi dinañ am 27 degrés midi 34 degrés soir 33 degrés. Kédougou tamit suba si dina nekk 22 degrés bu demee ba midi mu nekk 29 bu demee ba ngoon mu nekk 24. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar foofu matin bi dina nekk 26 degrés midi 30 soir 27. Kolda tamit matin bi 23 degrés midi 29 degrés soir 25 degrés avec un ciel très nuageux. ñu dem Sédhiou matin bi dinañ fa am 23 degrés midi 29 soir 25. Yaxam lever du jour bi dina nekk 6h57 minutes coucher bi nekk 19h26 minutes. Premier marée basse bi dinañ ko am ci 4h50 minutes deuxième bi nekk 17h20. Premier marée haute bi dinañ ko am ci 11h15 deuxième bi 23h35. On aura 12h29 minutes de soleil. Le transit solaire sera à 13h11 minutes. xanaa rek may digal mool yi mën nañ dem géej si diggante premier marée basse bi di 4h50 minutes géej gi dina neex parce que dina bëre jën su boobaa man moom xam naa damay wuti fi benn gaal rek commencé dem. En tout cas Khady ñu ngi lay remercier fi nga toog aussi bakkane na muy fii ci géej bi nga xamante ne bi moo nekk fii ci Thiawlène ci Tëngéej mbokk yeeg xarit yi nag laata may ñëw nag ci lu mag lu nga xamante ne bi ñu bëri xamuñu ko duñ koy faral di gis ma dem ci Sophie maa ngi lay encore une fois yegg si yow parce que nag foog ñu xool fan nga toll ci li nga xamante ne bii mooy beignet yu spécial yi ngi ñu indil tey Sophie fan nga toll. ci kanam tuuti nag ma dressé benn assiette daal di ànd ci plateau bi ñu dégusté. très très bien ñu ngi lay gërëm di la sant. d'accord mbokk yi nag équipe RTS2 mënta ñëw Rufisque sànq maa ngi koy wax dafa bokk ci cosaan bi lool muy mbirum ndëpp mbokk yi duñu def rek lu dul dem xool mbir mi naka lay tëddee. bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo xool parce que nag wax dëgg yàlla man mii di wax ak yéen c'est la première fois ma nar a assister lii kon nag monsieur Niang sànq maa ngi koy wax. en noir et blanc. et ñoom aussi noir et blanc lañ sol. day na waar de nee na ñun ñaar ñëpp on est habillés en noir et blanc. waa léegi loolu mbaa du dara waa d'accord kon nag ñoo ngi nuyu ñi ngi lay nuyu sëriñ bi ñi ngi lay nuyu sëriñ bi. micro ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay nuyu sëriñ bi. waaw ñu ngi lay fay bu baax. kontaan nañu lool. équipe bu RTS2 parce que nag nekk na mbiru cosaan bu nga xam ne il fallait que RTS2 nag wane ko muy mbirum ndëpp. xëy na nga sànni ci kàddu nag laata ngeen di commencer am daal ay mbir yu ngeen ñu ci won. waaw ñu sant di leen gërëm di ñaan yàlla
mi xam ne mooy buuru buur yi asamaan di buuru baar suuf di buuru bi day taay màkk di buuru jullukaay ma ne ma jëkk leen si yàlla jaare si Muhammad am café ay dukum café dulunka ana bi koode ndey man si dara bàyyi man si dara loolu mooy xaasu mbaba di baaxum mbaba di si jaase tambe drame siise yàlla daal dafa kunte tatt góor tatt jigéen tatt mag tatt lépp lu jigéen sukkandu ko jur bisimilah jàkk maa fi aaye ndejaan dëju ne lif si laf talaf naa leen si cat képp ku leen seex yàbbi leen ku leen on dee ma dénk leen kumba lamb doy mi xam ne mooy borom dëkk bi dénk leen lëg daawul sa Ndakaaru ak njare sa Yoof dénk leen kumbam lamba dénk leen kii xam ne mooy Ilimaan Njàmbe kooku mooy buuru jinne yi kon lépp lu ñu laa dugg si cosaan dinañ jat ñaan bu ko defee yàlla defal ñu jàmm ci réew mi parce que li ñuy def muy kumbam lamba doy njabootam jàmmi réew mi la jàmmi nguur gi ak jàmmi njaboot gi ak jàmmi diina ji loolu moo waral cosaan kon nag bu ñu duggee ci loolu yàlla nañ ci duggee bismillahi rahmani rahim gis alhamdulillahi rabbil alamin simla jam ye mata go yàlla nge simla jam ye mata go yàlla nge bismillah jam ye simla jam ye madelu de te ñaan simla jam ye mata go yàlla nge bismillah jam ye jam ye mata go yàlla nge simla na simla jam ye mata go yàlla nge simla jam ye mata go yàlla nge bismillah jam ye simla jam ye mata go yàlla nge jam ye mata go yàlla nge bismillah jam ye mata go yàlla nge bismillah jam ye mata go yàlla nge bismillah jame agu yàlla je bismillah jame matago yàlla je bismillah jame mata go yàlla nge simla jam ye mata go yàlla nge simla jam ye madelu de te ñaan mata go yàlla simla jam ye mata go yàlla nge sanga mara rire balba ko bala bondo jogal taxaw rew ma yangona sanga mara rire yaay balba yangona ko am sagal joko bala bondo jogal taxaw rew ma yangona
moo doon séance su ndëpp bi nga xamante ne bii indiloon nañ leen ko fii. Je rappelle Tam Tam Vacances sur la RTS 2. Les fortes sensations cet été, c'est bien sur la RTS 2 et vous le vivez en direct avec nous. boo gisee lii cosaan la rek cosaan bi mooy li wër lu dëggu muy suñu aada di suñu cosaan di suñu culture moo nekk suñu valeur nag waruñu ko ñàkk parce que dinañ dem ba sortie période tubaab yi dina ñëw nax ñu ñàkk suñu valeur te cosaan bi moo jëkk moo mujj ba àdduna yi tukki di fi jógee Kumbam Lamandoo yi mu ngi fii depuis 13e siècle ici kon nag depuis 13e siècle ça fait 8 ans sans presque kon nag loolu dañ koy ñaanal yàlla defal ñu jàmm ci réew mi dafa leen ko tamit yéen waa RTS yàlla yokku leen ba ngeen fulu ci kantanu borom bi may sa tuub sala mbeng ma jigéen